أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ci weer bu sell bi di leen nuyu islam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di am mbégte bu baax tey daje yéen ci bés bi la xam ni opération Muur Say Cër moo ñu may occasion bi pour ñu daje ak yéen tey nag ñu war a waxtaanee benn thème bu am solo thème bu ñuy woowee la psychologie de l'enfant et de l'adolescent maanaam lan mooy tolluwaayu xalaatu ndaw ak waxambaane mu nekk thème boo xam ne c'est un thème d'actualité déjà dañuy féliciter bu baax a baax comité préparatoire bi ñi la xam ne ñoom ñoo choisir thème bi parce que c'est un thème boo xam ne c'est un thème d'actualité maanaam mi ngi ñëw ci heure bi ñu ko soxlawee parce que bu ñu seetluwee jamono bi léegi éducation bi sooxe na bu baax a baax mbonte bi mën nañ na bari na kersa yi wàññeeku na teggin yi aussi léegi raar na valeur yu bari yu ñu amoon dañoo gis ni dafa wàññeeku lan moo ko waral est-ce que waajur yi léegi dañoo démissionné ci éducation bi ñu bàyyeeku réseaux sociaux yi wala ñu ngi góorgóorlu bu baax seen éducation mais dañoo comprendre ki ñu amal affaire maanaam xale bi ñu amal affaire kooku lan lay réfléchir est-ce que moom ak même philosophie de même réflexion la am ak adulte bi wala moom c'est à part est-ce que aussi xale yëpp ñoo bokk ñu ñuy réfléchir loolu nekk na ay interrogation yoo xam dafa am solo dina baax ñu teg ci suñu loxo ñu taxaw saytu ci pour jéem a trouver ay solution bi la xam ne ñu mën a éduquer suñu doom yi parce que jur doom neex na loolu mais aussi c'est une très lourde responsabilité comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxee rek mu ne wayjur bu nekk sàmm la te yawmal xiyaama dañ la laaj liñ la dénkoon ana naka nga ko sàmmee donc mu nekk responsabilité boo xam ne dinañ on sera interrogé benn bés na ñëw ñu interroger ñu donc effort bu ñu def rek pour jéem a xam seen psychologie pour mun leen yar da ciy am solo maintenant thème boobu ki ñu koy defal suñu sœur la Aïda Samb madame Dieng nekk personne boo xam ne personnellement man daf ma marqué su ma fàttali ko bi ma ñëwee première année université di fréquenter mosquée bi en ce moment moom moo nekkoon amira de l'association des élèves et étudiants musulmans de Dakar AEMUD macha allah mu nekkoon une personne très disponible et ouverte nekkoon nañ ku ma marqué je me rappelle da doon topp ci man parce que en ce moment maa ngi doon soog a voilé wu mais dafa ma doon topp ci man tout le temps ni ma boo bëggee jàng alxuraan kaay ma boole la ku la jàngal bu activité amee aussi da la doon insister pour nga ñëw assister donc tey jii occasion la suñun pour ñu témoigner ko suñu cet sentiment de gratitude bi ñu am ak reconnaissance boobu Aïda Samb madame Dieng nekk dans koo xam ne mi ngi jàngee université Cheikh Anta Diop foofu la amee maîtrise am en sociologie après mu def une formation professionnelle en psychologie conseiller actuellement elle est psychologue conseillère au centre d'orientation scolaire de Louga depuis 2015 sur le plan du cursus militant donc machallah c'est une brave dame foo ko gis à chaque fois mi ngi ci waar ba mi ngi góorgóorlu bu baax ci diine ji donc moom moo doon jiite jigéen ñi de l'association des élèves étudiants musulmans de Dakar AEMUD de 2011 à 2012 ensuite de 2000 pendant 5 ans mu jiite li ñuy woowee l'association des femmes musulmanes du Sénégal UMF donc Union des femmes musulmanes du Sénégal UMF donc depuis 2015 après depuis lors mi ngi Louga foofu lay exercer en tant que psychologue conseiller au centre d'orientation donc dañuy jox kàddu bi suñu panéliste Aïda Samb madame Dieng donc je crois que vraiment elle est à sa place le choix n'est pas par hasard ne s'est pas fait par hasard donc Aïda asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi am mbégte lu rëy di dajeek suñuy mbokk jullit ci bërëb bi di leen ndokkeel ci weer bu barkeel bi di rafetlu déplacement yeeg teewaay bi ndax liggéeyu opération Muur Say Cër la waaye suñu liggéey la ndax dañuy jàpp ne liggéeyu islam moom tool bi dafa yaatu te fu waay nekk rek nekkal fa moroomam ku ne mën nga bay sa waar
kon ñi ngi remercier association bi ci ay action wam nga xam ne ñu ngi koy suivre di ko topp depuis 2016 su ma juumulee ñoom Amir Ismaïl ak équipe bi yépp ñi ngi ma fekkoon Louga depuis 2016 muy seen première année boobu ba tey nag juguñ ci di leen suivre di topp seen action yi ci Facebook di xool liggéey bi ñuy def macha allah la quwwata illa billah yàlla na yàlla fay leen yiw te dëgëral seen taxawaay seen tànk fi ñu ko teg yàlla buñ ko tekki ba keroog ñuy sàngoo suuf di leen ñaanal yàlla ndax borom bi subhanahu wa taala dafa wax lu am solo mu ne wal muminuuna wal muminaat ba'duhum awliyaa'u ba'd jigéen waaye gëm yu góor yeeg waaye gëm yu jigéen ñi ay péete lañ lu ñuy def dañuy digle lu baax di tere lu bon kon defe naa ni am nañ yaakaar ne ci loolu la opération bi nekk ñuy rafetlu taxawaayu mbokk yu góor yi bu baax a baax a baax ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu wax ci former xale bu jigéen macha allah ñu ngi ci loolu parce que waaye jur sax dañ ne bu yaree ñaari doom yu jigéen dig nañ ko ci aljanna ba tey bunt boobu tëjewul ci former ay jigéen ci yoonu siraatal mustaqim kon taxawaay bi rafet na ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu ngeen ci gis seen bopp te yàlla na yàlla gis lépp ful ko ba mu kawe seen njort ñu di leen jaal mbokk yi nga xam ne ñoo fi jóge di ci jiital mbokk bi fi jóge yàggul maa ngi koy dégg caméraman bi fi nekkoon yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljanna li ñuy wax rek xëy na yaakaaroon na teewee weer bu tedd weer bu barkel bi waaye yàlla boolewu ko ci kon nañ ko ñaanal ñun ñi ci yàlla boole aussi yàlla defal ñu taxawaay boo xamante ne buñ ci génnee taqwa lañ ci génne yëkkati ñu ay daraja jéggal ñu suñuy bàkkaar di jaale mbokk yu jigéen yi fi jóge yépp di ci jiital suñu soppe suñu xarit suñu royukaay Seyda Zeynab Fall ak mbokk yi nga xamante ne ñoo génn àddina ci ginnaawam yépp di rafetlu invité d'honneur yi ngeen am bisub tay bi it macha allah suñuy soppe suñuy tànta suñuy xarit suñu mbokk Seyda Aboubacar Sall suñu tànt Roqe Souleymane ak tànn Mame Diarra Niang yàlla na leen yàlla saxal sàmm leen te bëril ñu mel ni ñoom rafetlu nañ seen invitation d'honneur boobu lool di gërëm ak a nuyu tamit suñu mbokk suñu tànt Seyda Ndeye Fatou Fall di rafetlu liggéeyam bi ci wàllu xam-xam ak gunge mbokk yu jigéen yi ci wàllu opération bi yàlla na ko yàlla dëgëral yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla fay kon daal loolu la ñuy wax ci lu gàtt di nuyu ñëpp tey kontaan torop ci thème bi ngeen choisir parce que lu am solo la te lu ñuy waxtaanee lu néew la dañuy waxtaanee thème boobu lu néew te lu mata bàyyi xel la au contraire sax dañ naan soubassement la dafa nekk loo xam ne moo war a jiitu mooy base ci bépp liggéey boo gis ndax képp ku doon mag rek nekkoon nga xale ba pare am ay xale yu ñëw nekk suñuy loxo ku nekk ci ñun tey jii boo amul rakk am nga ñees wala xale yoo xam ne ñu ngi sa suuf ñeneen ñi doon ay jàngalekat ñeneen ñi doon ay yaay ñeneen ñi bu nekkagul yaay sax du yàgg ñu doon ko kon loolu yépp daal ñun xale am na responsabilité boo xam ne am nañ ko ci jëflante ak moom bu rëy donc thème bi jëm ci la psychologie de l'enfant et de l'adolescent ñëw na ci waxtoom ndax thème bu tumuranke la maa ngi doon expliquer Ismaïl ne ko am na solo parce que psychologie de l'enfant lañ déparé woon ma ne ko am na solo ñu boole ci adolescent parce que am na ñoo xam te ne ñi ñu yor passé nañ stade enfant ñi ngi nekk ci phase adolescence te booy seetlu am na ñoo xam ne loolu sax moo leen gën a sonal donc mooy tax ñi ku ne mën cee gis boppam
mais ala kulli nañ xam ne xale bi am na loo xamante ne mënul ñàkk ci moom. lan moo mënul ñàkk ci moom mooy xam ko ba pare, xam kan mooy xale. ndax tey jii boo déggee psychologie xam-xam bu jëm ci wàllu xel la, science mentale, naka la xelu xale bi di doxe, di fonctionner, naka lay gisee àdduna, naka lay jëflanteeg àdduna, loolu moom moo jiitu lépp. donc science boobu la, science mentale la, science du comportement la. action yi nit ki di def, naka fan la ko teg, fan la jaar ci moom, lan moo ko waral, loolu moom mooy psychologie. donc boo déggee psychologie du développement moom mooy jaar-jaaru nit ki bi mu nekkee xale ba ni muy jëmee mag. ñun ñu tànn ci xale comme ni ma ko waxee ak solo bi mu am. léegi nag boo seetloo ñun ci li ñuy liggéey nekkuñ ay spécialiste carrément boo xamante ne wàllu xale rek la wala psychologue comme ni nga koy gisee ci hôpital Fann wala nga koy gisee nu ma koy waxee centre psychiatrie bu Thiaroye wala hôpital Dalal Jàmm. parce que c'est bon de préciser, parce que ñu bari dañuy def la confusion entre ces dañuy jaawale métiers yooyu te wute na. donc déjà am na psychologue pur et dur yoo xam ne dañuy nekk ci santé mentale spécialisé wu yor seen cabinet, nga xam ne da ngay ñëw am problème wala boo nee problème mooy trouble mentaux, jafe-jafe wàllu xel ba nga xamante ne jaxase na la ba sa mbiru àddina yu bari mënatoo koo doxal ni mu waree, nga ne naa gis psychologue. donc loolu gën naa baaxoo ñu di ko fekk extérieur. donc su ma nee extérieur mooy maanaam bitim réew ñoom ñoo gën a am fréquentation di dem ci psychologue yi am habitude boobu. fii moom daanaka xamuñ leen sax ba di fa dem. donc am nañ mais taxuñ ko bari noonu. am ñu féetewoo comme ñi ma la wax ci structure yi ma lay wax nii hôpital Fann, parce que lu ci bari li tax ñu wax Fann ñu bari boo waxee Fann dañuy jàpp ne rek maanaam ñi seen xel des ñoo fay dem. or gis psychologue c'est pas dit, il n'est pas dit que sa xel dafa dem rek nga ne naa je suis obligé ma gis psychologue, déedéet. dafay fekk peut-être nga am ay jafe-jafe bëgg ku la gunge, dem nga ba sës waxtaan ak ñi nga war a waxal gisoo solution, mooy waral nga gis psychologue. donc psychologue bokkul ak psychiatre moom mooy ki nga xamante ne dafay faj xale ak ay médicaments, problème yi xale bi am mu di ko faj ak ay médicaments. wala sax doomu aadama yëpp lay faj. ku am problème mental ñoom ñooy faral di interner nit ñi am problème yi gën a compliqué psychiatre yooyu ñoo leen di téye. mais bu dee koo xam ne dafa gën a spécialisé wu ci wàllu xale duñ ko wax psychiatre mais pédopsychiatre lay doon. pédopsychiatre donc ñooñu médecine lañ jàng ba jeexal doog a spécialisé wu ci wàllu xale, moo tax ñu leen di wax ci pédopsychiatre. donc bu dee psychologue conseiller comme ñun ñi ngi féete ci centre yu bari au niveau des régions comme ni ma ko waxee, man maa ngi exercer Louga. Dakar aussi am na 3 centres, Castor, Pikine Guédiawaye ak Rufisque. li ñu gën a spécialisé wu mooy wàllu orientation professionnelle, scolaire et professionnelle. ban métier nga war a def, xale bi ban vision la war a am, nan nga ko war a tàggatee, yan compétence la war a am ba mën a exercer lu bari. mais loolu yëpp bala nga koo xam faaw nga xam mooy kan, xam profilam, xam ban façon nit la pour mu mën a def choix de métier boobu. looloo tax suñu base de formation nekk psychologie bi. léegi nag te képp ku wax psychologie du développement am na wàll bu rëy boo xam ne jël na ko suñu formation, muy développement humain. te ku ne développement humain da nga jaar ci xale ba yegg si mag. kon bu ñu jëmee ci loolu li njëkk ci développement humain balaa nit kee nekk xale am na fu mu jaar.
loolu fan la mooy nekk na xale nekk ci biiru waajuram foofu la psychologie njëkk a ñëwee ñu bari dañu yaakaar ne xale bi day judd ba pare nga doog a am loo def ci moom wala nanga boroom xam-xam yi gëstu nañ loolu yàgg cee wax donc la première étape mooy moment bi nga xamante ne waajuram bu jigéen mi ngi ko ëmb ci biiram précisément au 4e mois de grossesse bi mu amee 4 weer ci ëmb boobu la commencé am yu muy dégg ci biti di yëg li xew ci biiru waajuram bokkagul ak li ci biti ñu dem tuuti cœur bi commencé di battre nga xam ne ruu gi soufflé nañ ko comme ni ñu ko islam jàngale kon loolu foofu la psychologie départ ñuy xam ne kon waajur am na responsabilité bu rëy ci doom rawatina waajur bu jigéen waaye nag ak ka nga xamante ni moo ko gunge ci ëmb boobu di ko tette di ko wan yoon ba nga xamante ne xale bi cadre bi muy nekk lu baax la fay dégg lu dëppoog li nga xamante ni moom lañ bëgg mu doon ëllëg fa la koy déggee mu jëm ci lu mel ni wàllu son yi yaayam di wax bu dee alxuraan lay tari da koy dégg bu dee lu baax lay def da koy dégg bu dee maara de taal musique lay déglu ma ngi cee déglu kon nañu xam ne mbir mi tàmbale bi foofu la kon bu ñu jàllee ci loolu yàlla dogal ki nekk ci biir bi di dem ba génn nga xam ne mi ngi doon dégg respiration battement du cœur yaayam ak place ci biir fi mu nekk foofu ko yàlla nekk di ko sàmm ñu dem ba 7 mois 8 mois muy dégg bruit extérieur yi jóge ci biti kon ba yàlla dogal mu génn su génnee nag commencer interagir ak environnement bi nga xamante ne extérieur la mooy nit ñi wax ak moom di muy commencer di leen xool di gis gestes yi nga xam ne mi ngi ci yoon bi ci biir loolu dafa am benn psychologue bu mag moo xam ne moom dafa jàng xale def évolution ci ay stade ay yoon chaque période mu wax ne fii la xale bi tollu 0 ba 2 ans am na lu ñuy xaar ci moom am na lu muy mën foofu lay commencer di nekk en contact ak ay objet lu mu gis bëgg ko laal bëgg xam lan moo ci nekk bëgg ko toucher nga yaakaar ne kii li muy jël di ko sànni ak li muy yëkkati di ko kii da koy def noonu rek mais defu ko au hasard yaramam ak objet yi lay comparer lu mu jot day xool nu mu koy defee boobu mi ngi jàng àdduna ci ngay yëkkati dara mu sànni ko ci suuf làmb dara kii nga defee ne ay action yu muy def noonu la rek mais noonu la ko yàlla tàggatee ci développement wam noonu lay def tamit bu gisee ay nit ñu mu xamul des fois mu di leen bañ parce que am na kanam yoo xam ne moom la fixé jàpp ko ba pare bu gisee ñeneen da koy daal di jaaxal bu jugee foofu mu dem entre 2 ans ba 7 ans mën nga ne période bu yàgg la waaye am na ay évolution yu ci am parce que foofu la xale bi di commencer di for ay baat même avant 2 ans sax di ngay gis muy commencer di wax ay maataa di boole di for dara au fur et à mesure muy dem dina commencer di wax commencer di am ay baat yu muy for su demee ba ci beneen moment bi 4 ans 5 ans boo ko defloowee mbir day seet ni mu ko mënee par exemple nga ne ko bâtonnet yi ma yor defaral ma ci escalier danaan la xaaral indi ko danaan la xaaral ma
jëlee ko yi gën a ndaw ba yi ci gën a suuf ba yi gën a jëm ba ni mu gën a kawe parce que xelam foofu la toll. moo tax des fois ci wàllu jàngale dafay am solo bu baax a baax kiy jàngale wala kiy yar mu xam xelu xale bi fan la toll parce que bu ko bëggee sëf wala mu bëgg koo forcer loo xamante ni nii xelam àggagu fa rek problème day am. moo tax baax na lool stade bu nekk mu xam fan la xelu xale bi toll. donc li ma la wax ci 2 ans ba 7 ans noonu mi ngi jéem mais li muy def munu ko jox sens day def mais munu ko jox sens parce que xel mi tolloogul foofu. léegi nag bu ñu yeggee ba 7 ans foofu la ñuy woowee l'âge de la raison comme le tubaab naan l'âge de la raison quand l'enfant a 7 ans et perd ses dents. lii ma lay wax nag na nga am benn représentation bul doon ko figé fixe ne mbir yépp ngi lay tëddee ndax yàlla des fois mu def ci xale yoo xam ne la ngay xaar foofu ñoom avant sax commencé nañ mel noonu balaa ngay ñu yegg sa temps commencé nañ di liggéey loolu yàllaa koy def mais stade yooyu bi ñu xoolee xale yi li ci ëpp loolu lañ gis ci ñoom maanaam loolu lañ seetlu. léegi nag foofu war na am lu mu leen bàyyi loo xel man bi ma ko jàngatee ba gis 7 ans ñu ne lu ci bari ci la xale bi di dugg daf maa yóbbu fu sori ndax li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne booy jàngal xale di ko sant julli na doon à partir de 7 ans. kon loolu ñoom biñ defee seen recherche gis nañ ko waaye ka nga xam ne moom yàllaa koy wax yu moom xam na ni moment boobu la xale commencé xàmme moo tax ci nga koy sante julli. donc moom mooy âge de la raison foofu lay commencé di manipuler ay objets di mën a gën a avancer ci li nga koy sant di ko gën a comprendre loo ndax sànq bi nga ne ko defalal escalier dafa jël ay bant yu ndaw tegal la nii jël bant yu mag yi tegal la mais bu yeggee foofu sañ na nag léegi mën la defal escalier yu baax parce que âge bi commencé na ñëw commencé na nu ma koy waxee xam-xam bi mi ngi commencé leer. donc loolu nag day dem ba 7 ans ba 12 ans parce que xale moom il vit à l'instant tey lay dundee lu mu xam moom la xam lu mu gis objet yi lu mu gis ci loolu la mën a basé wu lu mu gisul lijjantiwu mooy la phase des opérations concrètes lu concret nga ko mën a wax mu xam ko bu concret wul mënu koo xam. donc loolu day dem ba 7 ans ba 12 ans léegi nag xale bu yeggee ci phase adolescence mooy à partir de 12 ans jëm kaw foofu lay mën a xàmmee nga xam ne boo ko tegalul sax li muy gis dina la mën a réfléchiral ba génneel la ci ay résultats foofu jóge na dans la phase des opérations concrètes dem dans l'abstrait. suñ nee abstrait mooy loo mënta teg sa bët nga ne ko expliquer ma wala defal ma dissertation wala loo xalaat ci lii mu doog a mën a di la indil ay raisonnement di xalaat mais loolu boo ko bëggoon def loo xale bu ndaw bi du ko mën parce que xelam yeggul foofu. looloo tax ñiy def programme xale yi dañ koy basé ci psychologie de l'enfant et de l'adolescent dañuy xool xale bi instant bi lan la àttan ak lan la mën ci loolu lañuy basé seen programme. kon ñu xam ne daal phase yooyu am na te phase yooyu nekkul lu fixe li tax nekkul lu fixe mooy ni ma la ko waxee sànq xale yi dañoo wute waaye am na li nga xamante ne dañ koy woowee sax laay wax très petite enfance boo nee très petite enfance mooy xale yi ñuy yóbbu crèche 2 ans ba xawma 1 an 2 ans ba 3 ans sax sañ nga ko. des fois da ngay gis ñu ne leen très petite section ci jardin yi loolu moo am très petite enfance boobu boo ci jógee yaa ngi dem petite enfance mooy 3 ans ba 5 ans 3 ans ba 5 ans loolu petite enfance la boo jógee foofu
yaa ngi dem ci li ñuy wax grande enfance moo lay jëmale 5 ans ba 7 ans ba 9 ans 10 ans kooku xale bu dëgër la nekkatul tout tànk léegi boo demee 12 ans jëm 16 ans loolu nekkagul jànq bu dëgër wala waxambaane parce que des fois jeunes yi la ñuy woowee noonu mais xaw ma nag terme tubaab beeg olof bi des fois doo xam lan lay tombeel mais nekkagul waxambaane dëgg-dëgg bu dee jigéen bu dee góor maa ngi jégalu bu dee jigéen doo xam xaw ma njege maar nu muy toll nag loolu xam ban nuñ koy natable mais daal xoolal âge yi ma la wax nga xam ne am na très petite enfance grande enfance ba nga dem li nga xam te ne mooy adolescence waaye jàppal lu am solo moom mooy toppatoo xale ak wan ko yoon dina nekk loo xamante ni dafay jël ñetti domaine ñetti mbir psychologie xale pour nga xam ko faaw nga jël en compte 3 domaines ñetti mbir yooyu bi ci njëkk moom mooy le domaine biosocial bi nga xamante ne day jëm ci wàllu physique yaramu xale bi changement yi nekk ci moom croissance am noo koy loolu moom mooy li njëkk taille poids bu demee ba adolescent am puberté yooyu beneen bi nga xalaat le domaine cognitif wàllu xel ak xalaat ak ni muy intelligence am li muy créer ni muy jëlee ay décision loolu moom mooy ñaareelu domaine bi ñetteelu domaine bi yaa ngi am le domaine psychosocial moom mooy lépp lu jëm ci wàllu émotion ay yëg-yëgam ay sentiment wam ñetti mbir yooyu moom mooy li nga xam ne moo ëmb xale te boo ci bàyyi rekk dina am lu manqué xaw ma ndax dégg ngeen li ma wax wàllu yaram bi wàllu xel mi mooy mémoire apprentissage xam-xam le domaine cognitif 3e élément bi moom mooy le domaine psychosocial affectif yëg-yëgam n'est-ce pas émotion yi li muy sentir ñetti mbir yooyu ngay jël mais nga xam ne xale bi nag moom it dundul moom kase dundul moom dong fa muy dundee am na environnement ba nga xam ne moo ko wër te il ne peut pas vivre en dehors de cet environnement là su jàllee li nga xamante ni moom mooy domaine yooyu ma la wax dina am famille boo xam ne moo ko accueillir famille bu mu nekkal famille boobu am na lu bari lu muy def ci moom interaction yam moo tax li ñuy wax loo xale bi ak liñ koy defloo yépp parent bi war na di ko suivre ak di ko contrôler parce que am na lu bari lu muy def ci moom bu weesoo mbirum famille bi jaar-jaaram waaleykum salaam wa rahmatullah jaar-jaaram mooy histoire am ak culture aada yeeg cosaan yi bul def lii bul def laa demel nii demel naa moo xam dëppoo na ak diine wala dëppoowul ak moom loolu it am na impact boo xam te ne au niveau social da koy def ci xale bi beneen bi mooy au niveau économique dëkkuwaay bi ak yaayam ndax day liggéey wala liggéeyuwul ñi mi faral di nekkal loolu beneen impact la boo xam ne dafay am ci xale bi kon boo jugee ci moom ci jëmmam li ma la wax moom ngay def si moom environnement bi muy nekk it war nga koo ñoŋal lu mat a bàyyi xel a ngi noonu parce que am na benn psychologue boo xam ne moom ku siiw la ci ñuy jàngale léegi sax ci wàllu méthode yi ñuy jàngalee xale dañuy inspiré wu moom ci moom lu bari mooy ku ñuy wax Maria Montessori baa ngeen dégg la méthode Montessori Maria Montessori moom dafay wax ne xale bi développement wam naturellement yàlla dina ko gérer moom dina màgg ni mu war a màggee comme ni mu évoluer ba toll ni mu toll
waaye yow miy jëf ci li nga war a jëf ci environnement bi ko wër nga war a agir fexe ba li ko wër doon environnement bu mucc ayib bu sain mu doon lu jafe nag ndax ku ne xam na dëkk bi ñu nekk ak yi mën a fëkkaate gi wër waaye nag waajur bi moom war na fexe ba bu bëggee psychologie xaleem ñoŋ muy bàyyi xel environnement boobu nga xam ne mooy wër xale bi. ñoo xam ne aussi xale bi dafay am ay difficulté moo xam ku ko yàlla na too wala na toowu la ko dafa am difficulté yoo xam ne day dajeek xale bi moo xam difficulté yoo xam ne si wàllu problème moteur la doxinam ak doxalinam ni muy doxee am wala ci yaramam mooy xale yi ngay gis ñu am handicap wala yooyu am xale yoo xam ne problème mu dégg la ñuy am ñoo xam ne problème mu lecture bind calculer yooyu yépp am na ay spécialistes yu koy jël en charge donte néew nañ nag waaye ku ko ci détecté da nga war a référer ci structure yi ma la wax sànq nga xam ne di nga mën a dem jàppalanteeg ñoom ba ñu mën la dimbale bu baax ci mën a saafara problème yooyu nga xam ne xale yi dañ koy jànkonteel. léegi nag dafa am benn mbir bu am solo bu mat a bàyyi xel mu jëm ci wàllu cerveau xale suñ ne cerveau mooy bopp bi ne ci xel mi fi mu ne cerveau xale dafa fragile dafa malléable maanaam dafay matagul maturagul kon dafa laaj benn toppatoo boobu li ci njëkk li boroom xam-xam yi digle ci wàllu psychologie moom mooy na am empathie waaw suñu waxee empathie mooy au-delà de la sympathie yëg-yëgu nit ki xale bi sentir na ñi ngi koy protéger ñi ngi koy taf ci yaa ngi koy taf ci sa bopp lu ama am solo la loolu dafay màggal xale day màggal xelam am attitude bu douce ci envers l'enfant loolu lu mat a bàyyi xel la buy jooy nga di ko nax loolu kenn du ko jàngal benn waajur sax waaye ñu bañ ko sàggane parce que sàggane ko mën na indil xale bi dépression wala mu doon ko agressif parce que dañ ko sàggane bàyyi cerveau bu muy jooy ba xol bi di tàng bay bàyyi noonu loolu dafa jara moytu donc uuf bi ngay uuf xale beeg fonk gi nga koy fonk ak taf bi nga koy taf sa bopp terewul dàkkoowul ak di ko teg ci yoon ak di ko wan yoon di teg ay règles yoo xam ne moom la amee waaye empathie boobu ngay defal xale bi it war ngaa fexe ba entourage bi ma la wax sànq ñoom it ñu am empathie boobu mu bañ a am ci yaay ji kase nañu tàggat suñu bopp ci bañ a di sàggane xale ak di ko bañ a wan cofeel ak mbëggeel parce que loolu moom mooy tax cerveau am gën a développé wu mu gën a doon ku mucc ayib donc am na ay boroom xam-xam yu wax ne xale bi boo koy encourager notamment ku ñuy wax Joan Lobby danaan xelam day gën a poussé am na lu nekk ci cerveau bi ñu koy woowee hippocampe day gën a florissant day gën a développé wu waaye su fekkee ni da nga koy maltraité ak di ko yuuxu ak di ko gëdd hippocampe boobu nekk ci cerveau bi dafay commencer wàññeeku day wàññeeku te hippocampe boobu moom mooy tax nit ki di fàttaliku mooy tax xale bi di am ay souvenir loolooy waral xale bi 3 ans ak 5 ans li passé woon moom du ko xam xale bu ndaw noonu li passé woon yu bari boo ko waxee bi ngay am 2 ans ak yooyu mënu ko xam parce que boobu hippocampe bi développé wul bu màggee tuuti ba 6 ans 7 ans 5 ans lay mën a fàttaliku yi passé woon mais su fekkee ne xale bi mi ngi koy maltraité hippocampe boobu day wàññeeku day stressé ba pare day tax ay capacité d'apprentissage am bloqué wu dootul mën a jàng du mën a jàng kon stress mooy li gën a bon ci xale mag ñi ñooy toog naan damaa stressé mais souvent ñun dañuy stressé xale yi si te duñ ko yëg nañ leen di stressé ci ay kàddu ci ay doxalin yoo xam ne nekkul lu neex def nañ erreur
ñu gëdd leen xas leen saaga ba ñoom surtout ci ñuy jàngale parce que stress dafay bu yàggee dafay yokk am na lu ñuy wax ci cerveau bi taux de cortisol te loolu moom mooy waral xale bi di dem ba ragal amygdale bi mooy développé bi nga xam ne moom moo yor le centre de la peur xale bi day dem ba ragal te bu xasee ragal moom jàng mi day daal di sooxe facteur de blocage la donc suñu bëggee am ay xale yu nangoo jàng faaw ñu rafetal jëmale ci ñoom taxawaay bu rafet dalal seen xel ak seen xol ba ñu mën a jàng donc am na nag mbir mu am solo surtout ci jigéen xam naa ne duñ ko jàngale parce que ñu ci bari ay yarkat lañ ay jigéen lañ ay yaay lañ mais maternité dafa wuute ak maternage maternité yàllaa koy def mooy maye njaboot mooy maye doom waaye maternage mooy consoler bi ngay consoler xale bi defal bi nga koy defal taf bi nga koy taf ci sa bopp encouragement yi nga koy jox loolu mooy tax cerveau bi ni ma ko waxee sànq di développer mooy tax muy jëm kanam donc lu mata bàyyi xel la kon ni ngay toppatoowee sa yaram santé ñu ci bari buñ nee santé rek dañuy yaakaar ne santé wérgu yaram la yam waaye santé mentale booy seet sax moo ëpp solo mooy wérgu yaramu xel parce que xel mi bu wérul cër yi duñu wér parce que ki am ay problème ci ay xalaat wala ay souci wala mu stressé day dem ba yaram bi moom tamit day wuyu stress du dara lu dul une réaction normale yaram bi mooy wuyu ci li xel mi gis par exemple ñu toogoon nii rek lu doy waar tëll lu waaye lu ñëpp ragal xaw ma nag lu muy moo xam jaan la wala loolu nga gis ku ci nekk am na nu mu koy sentir donc émotion yi foofu lay génnee kii daw na kii yuuxu na kii tiit na kii paralysé na loolu mooy réaction yi te pourtant effet bi li am li la tiitloo ci bopp bi la nekk mais ci cër yi ñooy wuyu donc loolu la donc daal boo bëggee xelu xale bi mucc ayib jox ko affection bu doy mooy li njëkk parce que cerveau xale li ma la wax sànq ñetti mbir ñoo fa nekk liy toppatoo yaram bi cerveau primitif nga xam ne mbirum lekk ak naan ak yaram bi lay jël beneen bi cerveau émotionnel li nga xam ne mbirum affection bi li ma la wax yëg-yëg beeg sentiment yi lay jël beneen bi cerveau rationnel mbirum xel mi jàng bi ñun ñu bari nag dañuy toppatoo jàng bi rek mi ngi avancé jàng naag jàngul fekk na ñetti mbir yooyu ñooy daje xel mi xol bi ak nu ma la ko waxee yaram bi kon boo ci bàyyi mu sooxe rek nga xam ne mais li gën a doy waar mooy li boroom xam-xam yi dëppoo ci ay recherche yu mujj moo xam ay chercheurs du Canada la wala des États-Unis France ñoom ñépp li ñu wax mooy cerveau émotionnel boobu nga xam ne mooy sentiment yi ma la wax na nga toppatoo xale bi moo gouverner sax yeneen mbir yi mooy xalaat beeg jàng meeg yooyu yëg-yëg yi bu baaxul toppatoo bu baaxul bu nekkul ci amul ay sentiment yu baax ci xale bi dootul jàng bu baax yaram bi tamit dina sooxe waaw loolu lu mat a bàyyi xel la pour am capacité intellectuelle bu baax il faut que affection bi ñuy jox xale bi mu doon affection bu doy waaye nag ñu bañ a jaawale affection ak surprotection ndax am na ñoo xam ne dañu taf xale bi seen bopp ba mu ëpp ba jàpp ne moom mooy centre du monde lijjantiwul keneen deful maanaam àddunaam sax ñun ñu bëgg ko téye bëgg ko dundal te fekk na tollul noonu nag yàlla santuñu loolu war nañ ko gunge jox ko li ko war mais moom it dafa am cër ci dund bi kon buñ ko surprotéger parce que surprotection li muy indi mooy souffrance bu mu gis rek wala jaaxle bu mu gis rek du ko mën a gérer wala bu problème amee du réfléchir wala du lii mais ragal lay gën a wane du mën a débrouiller pour génn ci situation kon baax na torop des fois xale bi nekk ci problème nga ne ko noo koy solutionner yow sa jëm bopp yaa ngi koy gunge mais doo ko def à sa place bàyyi ko mu def ay erreur
nga ne ko nii ak nii jubbanti ko mu bàyyi mu muy jànkoonteeg ay jafe-jafe àdduna tuuti bu dëgg tuuti di mën a dellu ginnaaw. beneen bi ñuy toppatoowee cerveau xale mooy def ay exercice maanaam sport lu am solo la. sport dafay defar esprit dafay defar xel du yaram rek lay tàggat de mais day tàggat xel mi tamit donc depuis tout petit de xale bi lu mu nekk xale da nga koy tàggat ci sport ndax cerveau bi dafa soxla oxygène bu bari li ñuy respirer lu ci bari dañuy yaakaar ne ñun la bakkan bi rek la mais cerveau bi da ciy jël 33%. te sport mooy tax loolu mën a développé wu. léegi nag pour xale yi sawar ci sport aussi ñun dañu war a des fois di ànd ak ñoom ci sport bi di ci bokk bu ko defee ñoom ñu ciy sawar lu am solo la. beneen mbir bi comme ni ko ñëpp di defee mooy une bonne nutrition toppatoo yaram bi boo bëggee toppatoo cerveau xale bi amal ko kii bu baax. nutrition bu baax muy lekk gu baax ndax loolu tamit dafay agir ci mental bi fruits et légumes yi muy lekk des fois lu ci mel ni ay huile d'olive yooyu aussi dafay agir kii xam naa ko bàyyeeg ñiy def nutrition mais ñu xam ne bu ñu jël luñ jot rek jox ko xale bi mu lekk li gën ci consommation mooy li nga xam ne yow boo ko mënee defaral sa bopp def ci ay fruits et légumes moom mooy li gën ñu bañ a tayale loolu. donc beneen mbir bi mooy di ko contrôler ak di ko moytuloo stress nga xam ne bu jafe-jafe amee dina ko mën a dékku. xale bi aussi war na mën a doon ku sopp ku ñuy yëngal muy bokk ci ay activité di bokk ci ay programme di dem sport wax nañ ko léegi activité extra scolaire bañ a ko topp ci jàng kase loolu dafa baax ci féexal xolu xale beeg xelam ak jëmale ko kanam. beneen mbir bu am solo bu ñuy tëjee ci wàllu xale mooy mbirum fo xale yéen ñi yor ay école maternelle wala ñiy jàngale kayar ñoo ma gën a xam ne xale mënoo dugal dara ci boppam lu dul ne danga koo jaarale ci fo donc loolu moom boroom xam-xam psychologie yépp dëppoo nañ ci. am na psychologue boo xam ne mi ngi fii sax Dakar ñu koy wax Ibrahima Giroux am na formation bu ñu doon defal dafa nañu l'enfant ne joue pas il travaille xale li muy def nga defe ne day foowul day liggéeyam la. ñu xam ne kon programme bi nga yaakaar ne yaa ngi jàngal xale bi mu duggee CI wala feneen programme bi mi ngi tàmbale depuis maternelle 2 ans 3 ans yaa ngi koy jàngaloo science muy laal ay objet di def suukar muy seey di def ay expérience di dugg naan loolu muy découvrir noonu loolu moo koy màggal mooy tax mu am ay capacité. kon daal 0 ans ba 6 ans xale bi war na di jouer lu baree bari ba pare jeu yooyu sax mooy tax yenn saa yi muy sori tablette yi ak numérique bi nga xam ne moo la jël ñëpp ci jamono mën na fa jàng lu bari mais des fois bu amee ay jeux pratiques dina tax mu pousse loolu tuuti nekk en manipulation avec les objets ci loolu lay jàngee lu bari. malheureusement nag suñu société bi wax dëgg yàlla jouer moom xaw na fee tumuraanke torop. man xaw ma nag peut-être fi may liggéeyee en tout cas école maternelle yi ma visité fa ma nekk ci Louga lu ci bari am nañ manque de matériel fi ma dem manque d'outils la ñuy jooy te xale mënoo liggéey ak moom sans outil sans matériel lu ci ëpp parce que dañ ko deful suñu yitte ku ci nekk yaa ngi seet say projet bopp lan laay def lan laay wut lan laay am xaalis su ma amee xaalis yi laay jënd lee laay def mais est-ce que ay jouets pour xale jouets yu adapté ñu ngi ciy sonn di ko wut pour di tàggat xelu xale yi ak seen nekkin. tey jii jamono neexul gis naa fi façon natt bu nekk waaye natt jouet man mosuma ko dégg xalaatuñ ko sax parce que loolu mais moom mooy tàggat xale bi de divers kii nag façon jeu yu bari loolu moom moo koy tàggat nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax
jar na sax dem ba yegg ci ay centre yoo xam ne xale yi dañ fay dajee di jouer yenn kii am fa ay matériel yeneen yi nag sa kër nga am ko fa en fonction de l'âge de l'enfant âge bi mu toll li mu soxla mu di ko tàggat parce que orientation future bi muy am dès le bas âge bi mu nekkee xale foofu boo amee seetlu sax di nga gis am na lu ko gën a yitteel nga naan man de sama doom mbirum santé mbirum toppatoo nit mbirum laal nit day seetlu naa ko boo seetloo tubaab ñoom dañuy observer te ñun observation boobu dafa des xale bi ci ni muy jëflante ci nga koy xool am koo xam ne nee naa la santé ko neex keneen ki mbirum bricolage mécanique nga bàyyi ko testewaat ko ci leneen ainsi de suite ci loolu ngay xamee ay compétence am léegi keneen ki ñuy tëjee moom mooy adolescent bi moom moo jaaxal ñëpp ci ñenn ñi parce que dafa quitter phase enfance te nekkagul mag adolescence mooy li ci diggante bi nekkatul xale waaye nekkagul mag ba pare moom day revendiquer ne mag la léegi loo ko wax mu ne la bàyyi ma parce que léegi man mag laa xam naa li ma war xam naa li may des or maturagul noonu mu koy revendiquer dese na lu bari donc parent bi foofu war na am benn position taxawaay bu mu war a demee mooy du ko bàyyi ci lu ko neex ndax ñu bari noonu la ñuy def mujj gi affaire bi ëpp leen doole ñu daal di koy bàyyi man daal naa ko bàyyi ak papaam wala nijaayam na ci wax wala man daal mi ngi may bëgg a jaaxal donc adolescence des fois mu teel lool commencé à 11 ans wala 12 ans des fois mu yéex tuuti ci yenn xale yi ba jëm ay 16 ans 17 ans ba 18 ans ça dépend mais alhamdulilah am na xale yoo xam ne dañ koy dund sans problème ni ñuy wax puberté changement am na seen yaram fii ñi ngi màgg mais sonaluñ kenn ñi ngi koy gérer alhamdulilah bul dégg adolescence rek yaakaar ne ñëpp am crise de l'adolescence am noo xam ne nag wax dëgg yàlla moom macha allah sonal na leen torop foofu nag moom laa la wax bul bàyyeeku ba ëpp naa ko bàyyeek ñeneen waaye bul rigide ba torop ne dama koy nii lay jaar li ma wax lay def déedéet ñaari côté yëpp bu mu ëpp doonal koy waxtaan ak moom bu ko bàyyeek boppam waaye bul doon koo xam ne danga koy kii parce que danga koy dimbali ci phase boobu phase bi dafa difficile même ci yaay ji sax gisoon xale mu nekk xale ba mu yàgg nga gis muy màgg des fois ñu bari da leen di ragalloo changement yi am sama doom ji nekkatul xale nga di ko observer di ko yërëm muy daw sa yaram waaye nag loolu mook àddina ñoo ànd ku nekk xale di nga màgg waaye di ko jàppale ba mu jaar ci phase boobu parce que phase bu fragile la ni xale fragile noonu la fragile mi ngi jëm mag am agression externe yi gën a bari li nekk ci biti di ko gën a agressé muy gis lu ne dëkk bi nga xam ne ñun ñii mag sax pour nga moytu day jafe asumalaak ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy xale donc lu mat a bàyyi xel la ñu jara jàppale lañ parce que wax naa sànq nañu xool nu ñuy tàggatee xale yi ci jeu ak liñ soxla ba ñu mën a màgg bu rafet accompagner leen sur le plan psychologique mais adolescents yeeg adolescentes yi aussi soxla nañ accompagnement ci seeni besoin ñoom parce que ku ci nekk besoin yi nga am besoin xale bi bokkul ak besoin adolescent yi boo ko jaawalee rek du kii du door donc da nga koy xoolal ñoom li ñu bëgg surtout réseaux sociaux yi nga xam te moom moo leen sonal torop gën a réfléchiraat ci programme yoo xam ne dina leen attirer dina dëppook seen jamono dëppook seen diine lu am solo loolu tool bu yaatu la tool bu yaatoo la boo xamante ne macha allah liggéey ngi ci parce que xale yaa ngi màgg ñi ngi leen bëgg a tàggat ci diine am na ci lu leen àddina di woo faaw ñu xoolaat expérience yi foofu pour mën a construire seen personnalité te mu am solo lool des fois ci phase boobu góor ñi nanan man de jigéen ñi dañ naan xàmmeetuma sama doom ji changé na góor ñi commencé démissionner ñu xam ne la psychologie de l'enfant yamul ci jigéen rek wax naa ni kenn ëppalewu ko ci ndax école maternelle la ñuy wax langue maternelle la ñuy wax maternité maternage mais góor ñi bu ñu jàppul ci psychologie bi ba yegg ci topp bi du yomb kon ñoom it dañu war di saytu xale bi di ko xool di jàppale si yaay yi bien que ñoom ñoo ëpp liñ fay ñàkk nekk mais seen kéem kàttan
ñu koy saytu. Donc di déglu xale bi meilleur moyen bi ñuy mën a jëflante xale muy xale bu ndaw bi wala ku mag ki communication la. Même xale bu ndaw bi dóor li ñu jàpp mooy li war a mujj boo demee ba ñàkk pexe, mais bu dee objectif bi nga bëgg ci wàllu yar li nga bëgg mën nga koo am bul jaar ci dóor, parce que dóor bi ak yuuxu yi yépp bul yaakaar ne ci yaram bi la yem de mi ngi ci xel bi am na lu mu fay jouer. boo ko defee rek am na lu mu fay jouer yuuxu bi nga koy yuuxu ak kon yow yaa war a njëkk a ménager sa bopp, parce que nit ki bu gérewul boppam gérer stressam toppatoo boppam mënul toppatoo xale. loolu na leer. yow des fois problème yi ngay am moom ngay transférer ci xale bi yaakaar ne moo la tooñ fekk defu la, fekk yaa ngi ko mi ngi la léegi damaa énervé dama sonn dama stressé fekk moom defu la dara pourtant. donc kon ñun nañu defaraat suñu santé mentale ñun mag ñi pour mën a yor xale yi. donc communication daal muy xale rawatina ci adolescent boo ko mënee am mooy lépp. mu dem ba rus la mais bu mu la rus boo xamante ne yow lay rus boo fa nekkul mu def leneen, mais na ragal boromam. nga jox ko ay mbir wan ko danger yi ne ci mbir yu bari di waxtaan ak moom foo toll ba da ngay nekk koo xam ne du ngeen amante relation bi na rafet au lieu que muy am communication keneen mu di ko am ak yow. kon loolu moom mooy li nga xam ne moo gën a mën a faj lépp. di ko orienter aussi ci mu am métier, di xalaat lan mooy projet d'avenir am. loolu su ko adolescent bi amee rek dina tax mu sawar. il faut qu'il se projette ban kii la am ban compétence la am lan laay defi ëllëg. loolu lu baax a baax lu am solo ci loo xam ne day tax xale bi sawar lu may doon yan métier yan formation et cetera ak lan laa mën fan laa mënee di ci gëstoog moom. léegi nag enfin li ñuy tëjee mooy boo demee ba xam ne lii jaaxal na la ñaanu yàlla kenn yegg ca amaana lii ñu wax buñ ci kiiwee mu lool nga daal di wut ku la dimbale référé ci ñi nga xam ne ñoo la tane pour ñu jàppale la. kon daal ñi ngi jéggalu ci kàddu yi di wax ne lii lu néew a néew la ci lu bare ci buntu boobu. di ñaan mu doon benn tàmbali rek yoo xam ne gëstu yi dina ci gën a yaatu, outils yi gën ci yaatu, li ñuy jàppale xale yi ak adolescents yi yëpp gën a jëm kanam. ñu ngi remercier waa opération bi yëpp di leen wax jazakumullah xayran. soxna Ndeye Fatou. jazakillah xayran soxna Aïda Samb madame Dieng macha allah thème bi am na solo développé na ko fi ñu ko doon xaaree. donc temps bi daf ñu xoj ñu essayer tënk li mu wax mais gis nañ ni wax na ci juróomi point. premièrement essayer nañu expliquer lan mooy la psychologie de l'enfant. deuxièmement mi ngi ñuy wax les différentes étapes yi la xam ne moom mooy moom la psychologie de l'enfant di commencer. boo waleen dégluwee bu baax mi ngi commencer depuis bi mu nekkee ci biiru yaayam. donc pour dire que ku jigéen ki bu wannee loolu war na ci bàyyi xel bu baax a baax. lu muy def comme acte wala lu muy déglu wala comme ni la médecin yi di waxee ni da nga war a lekk lu am vitamine fer et cetera noonu aussi ci psychologie bi ci lay jouer moo xam yow wax yi ngay génnee sa làmmiñ moo xam li ngay déglu donc da nga ci bàyyi xel bu baax souvent ci ambiance boobu ci lay màggee. mais aussi sur wax na les différents éléments yoo xam ne dafa am solo ci li ñuy woowee la psychologie de l'enfant. bokk na ci xale bi da nga ko war a valoriser. da nga ko war a war ni da nga ko bëgg parce que souvent dañoo tàmm di yuuxu xale yi wala di ko xasee benn lii par exemple sa bopp bi dafa ngande sa bopp ngande bi souvent xale bi loolu daf koy jàpp daf koy affecté day dex bu demee sax ci xaritam yi dafay nangu ni moom mooy ki la xam ne bopp bi dafa ngande wala moom mooy ki la xam ne dafa nulaax wala moom mooy ki la xam ne dafa ñaaw lu tax parce que depuis kër ga ñu ngi ko tàmmaloo loolu donc loolu lay waral su màggee du am benn estime de soi. il aura toujours tendance muy dellu ginnaaw parce que dafay jàpp ni moom nekkul kenn par rapport aux autres te loolu waajur yi dañ ci war a jouer rôle bu important di valoriser les enfants mais aussi di leen déglu. fii malheureusement on n'a pas cette habitude li ñuy xam mooy xale duñ ko déglu alors que xale dafay am ay besoins. récemment sama benn sœur mi ngi ma koy expliquer moom surveillante la ci école mais nee na benn jour xale yi nga ñëw ñoom ñëpp ñu triste kenn nangul wax ñu toog ci boolu añ ji mun leen soo leen waxulee man tamit duma lekk ñu ne ko lan la ñu leen di déglu mu di ko nekk naan man suñu kër kenn duma déglu su ma waxee ñu ne ma noppil genre yooyu rek lañ doon wax pour te dire que l'enfant aussi dafay soxla ñu koy déglu di ko déglu ci déglu boobu ci ngay mën a xamee li baax li nekk ci bopp bi nga mën ko ci aider mu évoluer ci mais aussi li bon li nekk ci bopp bi nga mën ko ci aider pour mu dañ ci bopp bi mais aussi ñu éviter di stresser enfants yi comme ni mu ko waxee stress ni mu bonee ci mag ni ko raw la bonee ci xale parce que loolu xel nangu na ko sagam mag la mën a causer yenn feebar yi la mën a handicapé carrément kon waxatuñu xale parce que xale cerveau développé wul à ce point
mais l'autre chose mooy comme ni ñu waxee élément yu important 4e point bi mu ñëw mooy élément yoo xam ne dafa important pour développement pour aider xale bi mu développer li la xam moom mooy cerveau bi bokk na si yim si doxee mooy di ko aider mi def sport dafa baax si doomu aadama baax na si ñëpp xale aussi c'est la même chose mais aussi di éviter di ko surprotéger des fois dañ koy bàyyi mu demal boppam tout le temps que ñu am ay mesures yoo xam ne dañ koy accompagner mais aussi ñu koy jox muy lekk gu sell ci ñëpp la baax rawatina ci xale mais aussi muy foo xale mënul tout le temps mu nekk comme mag jàng lire du foo non loolu daf koy handicapé day tax ni mu war a développer du ko développer par rapport ak yeneen morom mi donc yooyu nekk na ay éléments yu am solo yu ñu ci jox temps bi permettre ñu développer yenn éléments yi foofu la ñuy yem d'autant plus que am na ay questions yu fi ñëw que dinañ ko jox mu essayer répondre ci très rapidement. Première question ki dafay laajte mu ne est-ce que normal na yenn comportement yooyu gis ci xale bu am moins de 2 ans comme le fait que muy gaaw a mer wala bi ñu def cours ba ci yàgg mi nekk di dóor bopp bi ci miir bi wala genre ne loolu est-ce que normal na ci xale. alhamdulilah waaw gaaw a mer de moom jaaxaluma mais dóor bopp bi ci miir bi moom trouble la waaw loolu war nañ ko xool de léegi nag lu ñuy xool la rek bu xam origine du trouble lan moo ko waral donc loolu ak ay outils la ko psychologue bi di tester mu interagir ak moom. Effectivement donc souvent yenn gestes yu anormal yooyu boo ko gisee 2 ans c'est vrai que mënul wax. donc bu nekk di vérifier soit am na lu koy metti wala mi ngi ñaan dara joxuñu ko muy jéem a xaru des fois mën na arriver ci 2 ans mais souvent da ngay essayer xool lan moo waral acte boobu noonu bu fekkee gis nga ni temps normal la dara mettiwu ko mi ngi nekk dans une bonne ambiance mu jékki-jékki mu def ko loolu moom xam nga ni c'est un trouble psychiatrique carrément maintenant comme ni mu ko waxee da ngay dem xool psychiatre bi wala le psychologue bi en tant que tel. Deuxième question bi mi ngi laajte ndaka la ñuy def ba xam comportement yi la xam ne normalul ci xale. waaw comportement yu normalul ci xale am na xale yu sedd am ñu gën a yëngatu mais xale moom fu mu nekk dafa war a xale bu toog ne nemm loolu ñii jàngale ma ko gën a xam surtout rawatina récréation wala moment xaritam yi di foo mu toog croiser les bras loolu nekk na comportement bu normalul loolu benn la ci. waaw kon dégg ngeen ko c'est ça xale bu sage bu yaru baaxul dafa feebar souvent li ñuy bëgg mooy xale bi du jooy tout le temps day toog benn place tëdd du jooy loolu c'est anormal loolu feebar la xale bu sage c'est pas bon en tout cas dafa war di bouger muy def yenn bêtises yi nga koy corriger loolu mooy li normal mais boo xam ne dafa toog tout le temps lekk mu lii surtout à un certain âge loolu ça doit alerter da war na dem consulter médecin. Troisième question mu ne ban effet le téléphone yi mën na def ci xale yi am 1 à 2 ans. teel na de 1 à 2 ans teel na malheureusement nag bon ñun addiction aux écrans moom léegi xale bi bu juddee sax léegi nee nañ ci biiru yaayam sax lay commencer miin tablette yeeg numérique bi mais teel na torop 3 ans sax dañ naan teel na asuma la ak 1 ak 2 ans. donc foofu te li ma leen wax sànq rek alternative yi mooy jouer yi bu ñu bari woon daal pare intéressé leen mënoon nañ ci dimbali ci loolu waaw. effectivement teel na trop et des études ont montré que xale buy jël téléphone tout le temps wala écran mu koy fixé non seulement ça va inhiber maanaam dafay limiter li la xam moom mooy le développement du cerveau mais aussi cet enfant plus tard dafay am problème visuel. Par exemple une étude a été faite récemment aux États-Unis dañoo gis ni xale bi tout le temps à la maison dafay yor téléphone bi mi ngi ci écran bi di jouer mais une fois bu demee à l'école maternelle dafay fixer benn endroit il ne bouge pas day fixer rek benn endroit il ne bouge pas et effectivement lorsqu'on a fait le suivi première étape on a diminué le contact ak téléphone bi ñu dem di ko diminuer progressivement ba arrêter ko et avec le temps maintenant elle s'est repris donc pour dire que déjà dafay inhiber le développement du cerveau parce que on a besoin d'autre chose que de fixer écran mais aussi sur le plan des yeux
bët yi aussi daf koy léser donc loolu moom te malheureusement c'est un phénomène souvent dañuy gis xale muy jooy pour nga calmer ko la première chose da nga koy taalal jeu bi teg ko après jeex na mu yaru nekk di jouer mais c'est pas bon pour son cerveau ni pour les yeux. Quatrième question mu ne ban âge moo normal pour adolescent à partir de ban âge dañuy woowee adolescent. waaw am na ñuy teel a dugg ci adolescence parce que comme ni ñu ko diine jàngale jigéen bu gisee baax daanaka kooku mën nañ ko considérer adolescent te ñi koy teel a gisuma ko nag mais dégg naa ne am na ñu koy gis à 9 ans waaw dégg naa ko donc kooku déjà dugg na ci adolescence ñeneen ñi 11 ans 12 ans jëm kaw donc loolu la ko tubaab yi kii. beneen question kii dafay laajte lan mooy provoquer crise d'épilepsie ci xale. donc waaw boobu c'est plus d'ordre médical. justement crise d'épilepsie loolu feebar la boo ko gisee ci xale da nga war a dem consulter le médecin. maintenant nag cause yi ko mën a joxe bari nañu en fonction de médecin yi boo ñëwee naam ay analyses yu mu def wala ay examen yu ñuy woowee EMG pour vérifier le cerveau c'est en fonction de ça moom la mën a wax lan mooy étiologie bi des fois am na crise yu ñuy woowee les crises d'épilepsie idiopathique maanaam gisuñu lan mooy étiologie bi amul cause donc souvent loolu il sera dañ koy mettre sous traitement naam ay garab yu muy jël muy def rendez-vous avec le temps yàlla mën na def mu disparaître comme mën na ba nga nekk le cas donc pour vous dire que étiologie maanaam cause yi bari nañu mais des fois aussi cause mën na ci bañ a am. mu ne toujours ci crise d'épilepsie mu ne selon la tradition maanaam traditionnellement est-ce que mën nañ ko faj. traditionnellement lan la ci namm. bon je sais pas xaw lu mu ci namm mais loolu la laajte mu ne selon la tradition est-ce que c'est possible de soigner. peut-être faju olof yi lay bëgg a wax. mais bon man de maa ngi ko gën a gis ci faju tubaab crise d'épilepsie parce que comme ni ma la wax sànq action yi dal nit ki yëpp cerveau bi moo ko commandé donc foofu la ñuy xool à quel niveau la kii fa la ñuy agir d'habitude c'est les psychiatres qui interviennent parce que psychologue du joxe médicament psychiatre mooy joxe médicament mooy interné mooy faj yooyu donc psychologue outil lay wut jël rek ak waxtaan ak am objectif ak yow nga jóge fi nga nekk ba jëmale la fi nga xam ne foofu bëgg jëm loolu moom mooy rôle psychologue ci comportement yi lay agir. léegi moom mi ngi laajte mu ne par rapport ak seen domaine. est-ce que am na ay centres yoo xam ne dañuy mën a accueillir xale yi ak waxambaane yi les enfants et les adolescents. bon centre ado de dinaa koy gis centre ado mais néew na aussi taxu ko bari des fois di nga gis ñu ne la demal centre ado wala ay fàtte beneen kii bi ci région yu nekk dina fa am waaye man li tax sama xel dalul mooy ni ma ko bëggee moo des ñi nekk ci centre yi assistants sociaux yi ak waaw ñi topp xale yi foofu ñun ñëpp ay jullit lañ mais jëfin doxalinu islam bi mu bëgg ak li ñu namm ci projet tàggat xale yi ci diine war nañ ko mën a dëppale xaw ma ndax li may expliquer yéen a ngi koy comprendre ndax bëgguma ñu dem ñu wax leen mbirum centre rek adolescence moytu leen wala garab yaa ngi fii wala pilule yi je sais pas donc war na mën am une réflexion islamique ak ay projet islamique yu leer yoo xam ne ku fa ñëw dinañ la teg ci yoon ba nga xamante ne daal day dëppook diine waaw mooy li ma doon wax sànq rek donc am na yu fi état bi teg mais bon taxul bari noonu bon am na ci région bu nekk loolu la. kii dafay laajte mu ne ku nekk xale boo xam ne depuis bi mu nekkee xale ci psychologie am ci wàllu xalaatam dafay stressé wu tout le temps mu ne te daf ko raté depuis le début mu ne kooku est-ce que actuellement lan la war a def ndax xam dafa war a dem gisi psychologue wala lu mu war a def. kooku de bëgguma accuser directement parce que cas bu ne cas la comme ni ma ko psychologue yi dañ naan l'enfant est unique mu ne bul jaawale benn xale ak moroomam bu la ne l'enfant est unique mooy benn xale yamul ak moroomam loolu dafa mat a bàyyi xel ñun ñi yor njaboot sax mu boo ci seetloo boo ci yoree ñetti bant kii ni mel ak kee na mel ak kee fa ngay jaarale ak moom du benn loolu yàllaa ko bindee noonu
donc bokk na ci liy dimbali xale bi ci loolu ñu jàngal ko xalaatin. xale bi dafa am benn vision du monde boo xam ne parent bi da koy def ci moom boo xam ne da koy xalaatloo xalaat yu rafet di ko wan yoon di ko kii mais bu dee ci milieu bu stressant la juddoo wala mu yaroo fa nga xam ne defante wala yu sew wala wax wala brimade rek moo fa am loolu da koy topp ba adolescence loolu cause la ci. léegi nag étant adolescent mag jëm na mag moom nag na jël en charge boppam gis na li ma wax ci moytu stress ak psychologie yëpp parce que tey ji problème mentaux yi ABC ak coow yi nga gis yëpp lu ci bëri fii la nekk stress te jaru ko fi lu ñëw am na solution donc bu waxtaanee rek mën na gis pexe waaw. donc loolu la kooku daal li ñu koy conseillé mooy na waxtaan ak doomam. Parce que loo gis daal ci communication lay jàllee. te stress boo gis am na sabab lan mooy sabab bi il faut nga waxtaan ak moom. def la tout ba xale yi bu ñu rusee ñi wayjur surtout ça parce que wax ji mooy suñu rusee wayjur yi soo leen gisee dañuy normal temps bi nga nekk ak ñoom ñëpp dañuy normal mais bu ñu génnee kër ga beneen nit la ñuy nekk te loolu dañ ko fiy gis ay exemple récemment ñu ngi ñuy wax benn exemple boo xam ne koo xam ne day dund sunna macha allah doomam yi da leen yar si diine et tout mais ndaxte doom ji su génnee dem école dafay simmeeku muy def kii TikTok di ko def si lii bi kooku beneen kiwam collègue am moo ko gis TikTok naka yow ki ma gis dafa mel sa doom la te pourtant bii génn kër ga dafay muuru macha allah dem jàngi et tout donc kooku li ñu koy gisee mooy c'est parce que dafa rus yaay ji xëy na moo tax am comportement bu baax mais bu génnee leneen lay def te pourtant nee na moom def na li mu war yëpp yar na ko si dina def na lu mu def mais je pense que xëy na relation bi waroon a am miinante bi moom moo si amul. donc daal essentiellement en cas de stress waxtaana la xale bi nga xool lan mooy source de stress bi soo ko mënee bloqué rek nga mën ko bloqué donc mooy question bi day ñëw si loolu rek mu ne dafa jox doomam éducation bu baax mais seetlu na ni ak entourage bi moom dafa changé dafa am mauvais entourage ñi ko wër daal nekkul bu baax léegi moom pour en tant que yaayam lan la war a def je pense que moom mooy question bi ñu wax moo ñëwaat c'est que question boobu moom laay wax rek mbirum adolescent yi métti na torop ci ñi nga xam ne ñi ngi góorgóorlu ci sunna waaye yàlla nañu yàlla wan yoon di nga ci gis ñu bari ñoo xam ne ci sunna lañ yaru ñu yar leen ci depuis le bas âge loolu rek lañ seen environnement seen kër loolu rek moo fa nekk mais bu ñu génnee influence bi bëgg nañ jiin yi seen morom yi sol ñu sol ci bëgg nañ li ñuy def ci TikTok bi musique yi ñuy déglu ñu déglu ko foofu tamit ñàkk a gëm sa bopp am na fa tuuti am na fa ci xale bi du tuuti sax am na fa lu bari parce que confiance en soi bu tollee fenn fi bu dëgër këng leneen lu keneen di def yow du la yitteel parce que li ngay def dina la doy léegi nag foofu liggéey bu métti moo fa nekk ba tax ne moom laa lay wax xale bi gis yaayam ak ñàkk koo gis lay yemale parce que boromam lay teg ci kanamam donc loolu na jàppalanteeg mbokku jullitam yi bu waxtaanee geneen mbokku jullit yi amaana ñu gisal ko ci yoon parce que situation bu ñuy gis lu bari la ci xale yoo xam ne des fois yar nañ leen ci diine mais biti bi këf leen ndax biti bi tamit yombul de ñun mag ñi sax dañuy yàllaa ñu dimbali ñu xam fi ñuy teg suñu tànk ak sóoraale suñu borom mais agression bi ci c'est pas évident agression bi ci surtout ci réseaux sociaux yeeg xaritoo yeeg yëpp faaw nga dëgër pour mën ko affronter. waaw dafay lekk ndax mun na jox doomam ay poupée ay jouets yoo xam ni dañ leen def sous forme de nit wala kii animaux rabal. loolu maa du borom xam-xam yi ci wax nag borom xam-xam diine yi. mais bon. mu ne kii dafay laajte xale boo xam ne dafay mën laaj question dafa mën a laaj nee na kooku nan la war a réagir ak moom. loolu defe naa du ci wedde rawatina nag boo demee ba muy laaj moom fekk na sonn na tas na gisul dara lu dul nekk ci yeneen dafa am âge bu xale di laajee yu bari na wax âge bi bu dee xamu ko it xam naa 6 ans 7 ans moom foofu laaj yi takkar naa sa na fa lool jëm kaw donc ay nee nañ métier de parent amul parent da ngay jàngat rek di wut ay stratégie mais loolu daf ci toll nag daf ci toll. te loolu sax lu baax la. xale buy laaj c'est parce que dafa bëgg a xam. loolu kay lu baax la boo amee temps la rek dee ko tontu. boo demee ba amuloo temps wax la nga ne ko waa bindal question yi après su ma wàccee nañ si waxtaan
loolu lu baax la parce que da nga koy jàngalaale yaa ngi koy répondre mais yaa ngi koy jàngalaale donc loolu moom lu baax la ah. moo gën mu noppi de moo gën mu noppi. mu ne lan mooy solution waxambaane boo xam ne moom du wax du communiquer. waaw ñàkk communiquer nag day mettil jàppalante parce que ku waxul li ci moom yow mënoo koo xam ku dul wax li ci moom mënoo koo xam mais foofu man li ma koy conseiller mooy mu seet keneen koo xam ne peut-être bu waxee ak moom dina ko wuyu moo xam ci moromam yi la wala ci keneen koo xam ne dina ko rus wala centre d'intérêt am kooku waxambaane bi adolescent bi wala jeune bi parce que am na adolescent am na jeunes adultes les jeunes adultes c'est ceux qui ont 20 ans 22 ans donc nekkaguñ adulte carrément mais ñi ngi ci jeunesse bi bon donc loolu ñoom bu gisee koo xam ne centre d'intérêt li ko neex li ko yitteel mooy li ma la doon wax sànq ci projet am li ko neex ci àddina xëy na ku ci waxtaan ak moom dina la wuyu waaw bon yooyu daal la xëy na sujet yi ñu koy wax moo ko intéressé wul on ne sait pas parce que cas bu ne cas la mais communication moom mooy lépp waaw. donc c'est ça te genre yooyu dee leen génne comme boo amee temps libre liggéeyoo week-end bi àndal ak ñoom nga génn parce que bu ñuy yàgg di toog noonu di ñu wax moom mooy dem ba ñu développer li ñuy woowee autisme mu nekk ay autisme donc loolu c'est à éviter moo tax bu ñu dul wax dee leen xiir suñu dem di waxtaan ak seen xarit wala ngay ànd ak ñoom dem plage wala genre yooyu surtout boo liyee waaw ndeykat foofu doguma la sax mais lu am solo la loo xam ne xaw ma daa wax naa ko ci développement bi sànq mais sortie yi moom buñ ko dee mën a encadrer di ko amal solo muy dëppoo nga xam ne duñ fa def ay caaxaan sortie lu am solo la ci xale waaw ndax xale mënul tëju tamit tout le temps tëju bi nga mën yow toog benn place rek la sa bopp xale beeg jeune bi mënu ko faut que ñuy génn donc nañ xoolaat génnin bi mais mi ngi noonu daal donc géej la question yi jeexul mais temps bi moo ñu xoj dañoo war a continuer wéyal programme bi donc dañuy jox Soxna Aïda madame Dieng mu jox mot de fin après ñu teg incha allah macha allah waaw newoon naa leen lu tuuti la ci lu bari doyaluñu waaye yàlla na ci ay action topp action yu am solo yu dëppook diine te loolu il faut une concertation acteurs yi liggéey yépp ci wàllu éducation war nañ boole seen doole ñi koy def bitim réew ëppale wuñ ñu xel ëppale wuñ ñu xalaat du xale tubaab moo am xel xale africain amul xel boo gisee réalisation des fois yi xale yi di def ci Facebook yi di jël ci ay moto ay weñ ak ay kii ba di ci def oto man réalisation bi nga ko gisee dama naan nit ñi lu tax lii duñ ko promouvoir te doo ko gisee télé wala feneen Facebook rek nga ko mën a fekk loolu c'est extraordinaire c'est excellent et c'est à promouvoir te yooyu yëpp defuñ ko moo xam ci wàllu orientation xale yi seen capacité tàggat leen gunge leen bu ñëpp nee yàcc du sotti donc il faut que ñu gën a boolewaat suñuy doole ci côté xale ak adolescence yi jot na parce que pauvre na torop ci suñu réew mi ci domaine boobu waaw des na lu bare comme ni ma ko waxee sànq parents yi aussi bu ñu bàyyee yar bi éducateurs yi rek ne ñoom kat jox naa ko sama doom wóolu naa leen ci déedéet observation bi sa doom kenn mënu la cee remplacer sama yaa doon wax naan bët bi yaay di xool doom kenn mënu ko xoolee kon yow war nga di superviser li muy def di xool bu dee même bu dee kii fii la nekk maternelle petite section grande section objet yi muy touché nga ñëw di ko xool di am di wax ak maîtresse bi li nga gis ci moom day tax kooku gën a am ay information ci xale bi di ko suivre xale da ngay am jotam di ko suivre ñeneen ñi fu ñu wuteñ dañuy suivre xale bi di ko observer di ko déglu di waxtaan ak moom am jotam di ko bàyyi xel de très près ci la lu bees ci moom nga mën koo xam ci wàllu comportement kon daal nu ma koy waxee ñi ngi jaajëfal ñëpp di ñaan yàlla daal ci barke weer bi yàlla wan ñu yoon te tàggat suñu ndaw yi ñu tege ci siraatal mustaqim musal leen ci yi nga xam ne mooy fëkkaate rawatina mujjum jamono ji ñu nekk kon ñi ngi jaajëfal ñëpp di remercier waa opération Mour Say Thieur yëpp macha allah jazakumullah xeyran ñu ngi lay jaajëfal yow tamit Soxna Aïda di ñaan yàlla mu fay la mais aussi mu yokk xam-xam bi bu baax donc di wax lekk am na ñu poser seen question sûrement nekk na ay question yu leen ñor on amuñu temps pour répondre ko mais après mën nañu remonter information bi léegi luñ ci xam léegi incha allah nañ leen tontu donc ñi ngi jéggalu si manquement ngi bu baax di ñi ñaan borom bi subhanahu wa taala mu jéggal ñu bépp bi rëcc buñ fi def asalaamaaleykum wa rahmatullah
bul dem ci caaxaan te naga sori fu ñu koy defee bul dem ci fo bul dem ci caaxaan te naga sori fu ñu koy defee bul dem ci fa bul dem ci caaxaan te naga sori fu ñu koy defee bul dem ci fo bul dem ci caaxaan te naga sori fu ñu koy defee jàngal sa diine mooy sa ndam te loo ci xam nang ko jëfee bul dem ci